Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains, tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! di xeetu tasinu xibaar yoo xamante daanaka gisatuñ ko fii ci Sénégal ñi ko fi njëkk a indi kenn ci ñoom di Mame Less Dia ñuy màggal ñaar fukki at ginnaaw bi mu génnee àdduna moom Mame Less Dia moomu sosoon fi li naan le politicien ci atum 1977 ba tax na rek ñu amal ci tamit pàcc bu yaatu su ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi. mbokk yi dal leen jàmm ni leen ko waxee nag wàllu politique ak parti socialiste tey jii amal nañ seen assemblée générale teewoon nañ fa nag lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñetti njiitu coordination ngir rek ñoom liñ bëgg mooy ñu daal di dàq ñin tuddee ay dissident muy Khalifa Sall ak ñoom maître Aïssata Tall Sall Barthélémy Diaz Bamba Fall ak ñeneen ñoo xamante daal ni doxalee jàpp na ni méngawul ak charte yi parti bi loolu nag danañ amalaat meneen ndaje fii ak ay fan yu néew ngir càmbar ko bëgg na nit parti bi ñu xoolaat bànqaas yi ba mu méngoo ko jamono Habib Faye Mar ak Mouhamed Dieng. juróom-ñett fukki membre ak ñaar ñoo teew ci assemblée générale bu secrétaire généraux coordination bu parti socialiste amaloon ñoom ñëpp nangu ne nañu dàkk Khalifa Sall ak ñoñem yi ñu duppee ay dissident ci juróomi waxtu Ousmane Tanor Dieng ak ay ndawam waxtaan ci ëllëgu ñii di frondeurs yi. secrétaire exécutif à l'unanimité def na benn proposition mooy proposition de sanction visant même à l'exclusion de camarades yi ñuy woowee les dissidents tey jii secrétaires généraux de coordination yi au niveau national taxaw nañ fi ñoom ñëpp d'accord nañ ci proposition bi secrétaire exécutif national defoon mooy que képp koo xamante ni dissident nga ci biir parti bi ñu yóbbu sa dossier ci bureau politique bi jël décision bi ci war mooy décision dàq la parti bi. jamono ji
parti socialiste na mu tëddee dara waralu ko lu dul ab rébellion gu fa am gu bëgg parti bi jël beneen yoon. ñooñu ngay dégg ne dañuy tëgg di joxe ay ultimatum mais wayuñu yàgg nañ fee def bi mel noonu te mujjul fenn. waaye parti socialiste la mu bëgg moo di animé waat lii di base politique am ngir message am gën a mën a jàll. adduna bi dafay dox benn parti moom dong bu ko dem élection amatul ci adduna bi ngeen xool ci ñun ci benn Bokk Yaakaar xool ci beneen wàll ci ñeneen ñi la ñu def kon la ñu doon nu ñu koy waxeeti tuumal naan dañu lu tax mënuñu dem ñun kenn tontu ba joxe nañ ko ñoom. parti socialiste xar ñaar depuis atum 2016 ba léegi nii ña far ak Ousmane Tanor Dieng di jàppale njiitum réew mi Macky Sall ak ña nga xamante ni it ñoom dañoo bëgg parti bi demal boppam. ñin ci joxoñ baaraamu tuuma nekk na dañ leen dàq ñoom démb daje nañ ca mairie bu Médina ngir rek artu Ousmane Tanor Dieng ak kilifa yi parti bi ne ñoom mënuñ leen a dàq ca boomee daje sax Mamadou Gambala mi bokk ci grand parti nee na li ni mandat waa maire yi di gone yi APR yi di ko yëkkati ngir rek ñu indi délégation spéciale ca mairie bu Ndakaaru loolu dañ koo def rek ngir xoqatal wante duñ ko nangu ñu déglu Mamadou Gambala ci micro Ibrahima Kane. Il y a un mouvement, xawma c'est les étudiants socialistes pro-Tanor yi xawma c'est les étudiants de l'APR mais une organisation pro-gouvernementale moo laaj ne nañu def Dakar délégation spéciale loolu nag ballon de sonde la parce que acte 3 de la décentralisation bii nga gis aussi ballon de sonde la woon ba yàgg ñu def ko niñ ko defee comme Khalifa les a battus en 2009 Khalifa les a battus en 2014 et les prochaines élections municipales tout le monde sait que c'est après les présidentielles de février 2019 la ñuy def élection wóorul ne ñoom danañ gagner encore Dakar moo tax ballon de sonde boobu mën nañoo voter une loi def Dakar délégation spéciale ndax lépp leneen lu ñu loo dégg mu naar bu ndaw wax ko na la wër ne ci tente bi la ko déggee donc loolu tax waa Kër Khalifa war nañoo def attention veiller à ça ndax ballon de sonde bu ñu lancé la. Sénégal nag yenn saa yi lijjanti fi kayit lu jafe la ba tax na rek amical bi ëmb ingénieurs yi ak informaticiens yi nekk ci administration bi bëgg ci indi ay saafara jaaree ko ci dématérialisation maanaam rek ñu méngoo ak xaralu yu bees yi su ko defee képp ku soxla kayit ci administration boo demee doo am benn jafe-jafe tey ji nag ñu ngi woon ci benn lël ci Ndakaaru Cheikh Tidiane Dione ak Modou Diop. mbootaay mi ëmb ñii de ingénieur ak ay informaticien te daal di bokk ci administration bu réewum Sénégal ñoom li ñu bëgg moom mooy lépp loo xam ne dañ ko bindoon ci kayit ñu daal di koy yóbbu ci wàllum informatique lu ni mel sax dina amal njëriñ réewum Sénégal. transparence bi ñu bëgg ci administration bi parce que ñëpp xam nañu ne kay problème mu corruption wala problème yi nga xamante ne dañ koy jànkonteel ci biir administration bi tey bu ñu dématérialiser nit ki du soxla di dem ci bureau kenn mën na toog bureau. def sa télédéclaration administration bi def liggéeyam sans pour autant ñu mën a gisante ñoom ñaar loolu mooy enjeu dématérialisation loolu moo tax ñu ne bu ñu defee dématérialisation lépp lu mën na gaaw su fekkee lépp yembul mën na jël diir mën na dem dama wax nii rek juróom-benni at mën na ko ëpp parce que bi ñuy wax économie numérique ak léegi ñi ngi agsi déjà ci 17 ans jëm 18 ans. Sénégal ak ay programme am yu bari moom mu bëgg di soobu nànk-nànk ci dématérialisation boobu ngir daal mën a dabu li nga xam ne moom la rate woon ci kaw loolu nag li nga xam ne moo ko ci mën a dimbali bokk na ci lii di fibre optique. ndox soxlaa ko courant noonu la ñu soxlaa tey internet au débit ñett yi ñoo ànd nit mënatoo toog ñun la da ngay am ndox suba wala doo ko am ngoon. nga am courant suba doo ko am ngoon wala nga am internet suba doo ko am ñett yi léegi ñoo ŋànk dund nit su fekkee mën nañu fexe ba yaatal ko réew mi yépp mu ne fa te gis nañu ni moom la nguur gi di bëgg def ADI am na capacité wu mën ko teg fu nekk ci biir réew mi wante yoon yi ñu tëral kenn soppeeku leen ba loolu mën a yomb mais loolu Sénégal am na kattanu def ko su ko defoon
loolu tey ni mu koy yéegee ci kanam jëmale kanam moo ëpp maanaam ëpp dayoo que leneen lu mu. amical bi nga xam ne nag moom moo daal di ëmb informaticiens yi ak ingénieurs yi ñoom amoon na ndaje boo xam ne dañoo boole woon seen i doole boole seen i xalaat te ndaje mu nu mel sax ñi nga xam ne nag ñoom ñoo daal di bokk métier mi ñoom li ñu bëgg moom mooy daal di teg benn système informatique bu cohérent boo xam ne dafay dimbali état bu Sénégal. ca banlieue bu Ndakaaru lu toll ci juróom fukki ndaw ñu ngi leen doon tàggat rek ci mbiram démocratie wante tamit yorin wu sell loolu mi ngi am ci ndimbalal ambassade bu États-Unis bu nekk fii ci Sénégal ñu tuddee ko nag banlieue ëpp muy loo xamante ni ndaw yi rafetlu nañ ko ñu àndi ceeg suñ correspondant ca banlieue ba di Salif Sow ak Asmalik Diop. ci biir saalu conférence bi lañ leen di dajale ngir door fi tàggat gi. ay ndaw lañu seenub lim toll na ci juróom fukk ci wàllum leeral ak yorin wi cell lañ leen di tàggat juróom ñaari weer la li la di am. jàpp nañ ne bu ñu leen formé def ci ñoom xam-xam bi war def ci ñoom valeurs yi war ci wàllu transparence ci wàllu bonne gouvernance ci wàllu xam administration ak état nu muy doxee bu ñu àggee foofu ñu war a àgg bientôt muy diriger li nga xamante ne mooy dëkk bi ak Afrique dinañu am ay comportement modèle yuy permettre à ce que dëkk bi mën a développé ci lu gën a gaaw. xeex bu ñuy xeex ger gi loolu waa ambassade États-Unis fii ci Sénégal nee ñu dañ ciy jàpp bu baax. Les valeurs qui partagent les États-Unis et le Sénégal. Donc l'ambassade américaine est prête d'accompagner les organisations civiques, les sociétés civiles et les acteurs gouvernementaux avec le projet pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. mbirum leeral mbirum démocratie ak mbirum yorin wu cell la gaañu doon waxtaanee dëgg-dëgg ki nga xamante ni moo fi teewaloon meeru gox bi moom gis na ne am na foo xamante ni fawit ñu góorgóorlu fa ñoom ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk muy wàllum wax askan wi fan la mbir mi toll ak it li leen jox naka lañ ko tijjee. nit ki bu fekkee ni amul lu muy laq-laqal nit ki bu fekkee mi ngi def loo xam ni mi ngi koy jëmale ci population bi bu sañoon nit ñi xam loolu bu sañoon nit ñi gis loolu te lii dinañu permettre nit ñi xam naka la ñuy def ba xam mairie bi li muy liggéey lan la. ndaje mi le ñu ngi ko amaloon ngir door tàggatu ndaw yile ci diwaanu Wakhinane Nimzatt la xewe woon ca Géejawaay la fare. ca Tëngéej moom kilifa yi jóg nañ rek ngir xeex ak mbënn mi ba tax na ñu ànd ceeg projet bi ñu tuddee vivre avec loolu ma nga am nag ca Rufisque Ouest rawatina quartier yi di HLM ak Jokkul lañ ca bëgg rek mooy defar yoon yi wante tamit ndox mi bu ñëwee mën a wala ngaan dem géej bañ rek des ci quartier yi ñu ànd ceeg Ousseynou Thiam ak Bira Diagne. gannaaw ba ñu jànkoonteeg lu yàgg nag jëm ci wàllu mbënd askan wa yeewoo fële ci HLM Tëngéej ak lii di Jokkul Lansar nag daanaka léegi ñu fàtte seen i njàmbat lu ni mel nag lii di projet vivre avec l'eau moom fa taxaw daal di fa amal ay liggéey jëm ci ay jumtukaay yoo xam ne yi day yóbbu lii di ndoxum taw mi. ci li ñu fi def ci volet infrastructure boo ko dee nemmeeku ni caniveau yi canalisation yoo xam ne ñu ngi ko fiy def pour jëlee ndox mi fii yóbbu ko fële loolu fukk toll na ci téeméeri millions ak juróom fukk ak juróom. am na yeneen volet maanaam mooy déchets solides yi ramassage ordures bi ak maraîchage espace maraîcher yi aménagement urbain yooyu tamit ñu ngi koy def. ci wàllu lii di askan wi rawatina nag ñii di élus locaux yi daanaka nag jàmbat bi doon na lu metti ci askan wi. projet bi li ko tax a jóg mooy ñu seet fi nga xam ne ndox mi day tax nit ñi di dund mu ñëw yombal leen seen dund ñu ànd ak ndox mi loolu nag dañ ci amoon soxla. xam nañ ne terrain HLM ndox mi nangu na ko at bu jot ci ñeenti weeru vacances yi kenn du fa def dara. projet bi nag tax na su paree jamono bu nekk ak waxtu bu nekk xale yi mën nañ ci continuer seeni activité bu ñu ñëwee fii ci Lansar aussi mooy point bi nga xam ne fële inondation bi ëppee ci Rufisque Ouest mais gis nañ ne am na fi lu mat juróom benn kër yoo xam ne ndox mi nangu woon na ko léegi nag projet bi bu canal bi commencé ndox moomu dina dugg ci canal bi nit ñi dem jëlaat yi waat seen kër. bu ñu gisee nag ONG bu mel nii bu ñëwee pour jàppale ñu mais nous ne pouvons dire que alhamdulilah ñu yaakaar ne ak travail bi dina baax parce que ñoom bi ñu ñëwee aussi tamit dañ ci boole population bi donc tout le monde est d'accord ce projet là et ñu ngi yaakaar ne bu soobee yàlla que problème bi dinañ ko régler. nag projet boo xam ne bii day gën a yaxanal lii di cadre de vie wu askan wi waaye tamit taxawu askan wi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci lii di zone urbaine yi jëm ci wàllu li nga xam ne lii moom mooy mbënd mi.
ayu bés bi ñu ngi doon màggal ci àdduna bi bis bi ñu jagleel rek mbiram alimentation ren nag thème bi mag ñi nga xamante ni rek seeni at dafa jëm kaw ba tax na rek ñu daal di ci amal reportage li nemmeeku nag mooy yenn saa yi ni ni jëfandikoo yooyu ñoom mën a leen jural ay gàllankoor ci jàngoro muy hypertension wala tamit diabète li ko waral kon mooy xeetu ñam yooyu ba tax na diététicienne bi moom it daal di xalaat ne rek ñu taxawaat bu baax ci ni ni toggee yooyu ñam ngir jox ko mag ñi su ko defee du leen jural benn jafe-jafe Aminata Mbare Sow ak Thierno Laurent Mendy. at yi mu làq teewul soxna si mu ngi daan dooleem di yëngatu ci njaayum légume soxna si di mère Sena moom nee na li muy lekk rawatina nag guddi daf ciy bàyyi xel ndaxte jàpp na ni ñam yu niin yi baaxu ci moom. man mi sama lekk guddi mooy concombre bi salade bi tomate fraîche beeg yooyu. waaye yàpp guddi gi sax man suba si laa koy lekk bu ñu toggee ñamu soos damay xaar ba bët set moom laay ndekkee waaye guddi gi duma ko mos a laal. moom mu jàpp ni boo demee ba egsi ci yenn at yi danga war a sàmm li ngay lekk waaye xoolaat ko bu baax mu mel ni kii di ab diététicienne di ko ci jàppale. bu ñu jëmee mag souvent diabète daf leen di daal di dab ndax manque d'activité bi parce que duñu am activité léegi nag cër yi nga xam ne ñoo doon produire insuline. dañuy dootuñu produire insuline ni ñu ko doon defee dootuñu ko mënati defati wala cellules yi ko doon accepté da ngay gis ni cellules yi dañuy xaw a résistante à l'insuline moo tax plus souvent bu tolloo benn âge bi plus manque d'activité bi rek diabète dugg leen ou bien hypertension dugg leen. moom mu jàpp ni mag yi boo demee ba ak seen yi lu bëree ci sa yaram day xaw a wàññeeku. da ngay gis ni tamit ci bëñ yi. ndax bëñ yi ni ñu dëgëree woon léeg-léeg am ñoo xam ne sax dañuy ñàkk seen i bëñ am ñoo xam ne même buñ ko ñàkkul tamit doole bañ doon am amatuñu ko te su fekkente ni amatuñu doole boobu kon xam nga sàq mi daf leen di xaw a jafe dañuy perdre notion de goût li ñuy wax cafka bi day wàññeeku ci seen làmmiñ. loolee nag li koy faj mooy nga am alimentation bu baax. mag bi lekkam du changer dafa war a dañ ko war a gën a yokk. waa ci yenn ferñeent yi lu mel ne ay vitamines lu mel ne ay calcium donc loolu yëpp dañ ko war a renforcer sax bu baax a baax. waaye alimentation bu baax boobu nag bu weesoo tamit ni ñuy jàppee mag yi ci kër yi lu am solo la ngir jàppale leen ci seen nekkin ci askan wi. activité physique bi dafa am solo. waaw c'est-à-dire mag bi di doxantu. su fekkente ni tànk yi méttiwuñu muy génn di doxantu parce que dañu am impression dañuy mel ne dañ leen a teg ci kër yi duñu génn duñu def benn activité ku deful activité donc doo mën a xiif doo mën a lekk donc activité bi daf ci baax parce que moom mooy tax ñoom ñu mën a xam ni que ni ñoom ba tey nit ñi soxla nañ leen ci société bi. soxna si teg ci ne mag yi bu ñu nekkee ci kër yi nañ leen di faral di bàyyi ñu yëngal seen yaram ndaxte toogaay wu yàgg wi day tax duñu bëggati lekk. te boo lekkul doo mën a am lu la téye. ci biir kër gi mag bi bëgg witti bisaab ñu bàyyi ko mu witti bisaab mag bi bëgg bale ñu bàyyi ko mu bale mag bi bëgg def dara parce que xëy rek toog rek di xaar lekk gi naan loolu gënul ci wér-gi-yaram. wàllu aada ak cosaan ca Ngor nag ñu amal fa loo xamante ni daanaka leen koy nemmeeku léegi Sénégal bëriwut muy kasak ay gune nag biir nu génn néegu góor lañ leen doon organiser boobee kasak aada ak cosaan daal di fay génn bu baax muy ndaw rabin ak yeneen i xeet yoo xamante ni daal seeni waajur lébu wan nañ leen ko ngir rek gone yi gën a mën a dugg ci société bi ñu ànd ceeg Aïssatou Paye Fall ak Mohamed Dieng. pecc bi ngeen di gis nag bokk ci cosaanu lébu ñu dekkali aada ci kasak bi nga xamante ne maire de Ngor organisé na ko gannaaw lël bi nga xamante ne lu toll ci juróom-ñaar fukki njulli nekk nañu fa ba ñu xarafal leen ñu dundalaat lu am solo. Dans la communauté Lébou, nous avons nos racines et les Kasaks font partie de nos racines. Donc nous avons voulu revisiter la culture lébou, ce qui fait que chaque année, nous donnons le temps et les moyens d'organiser un LOL avec une cinquantaine, une soixantaine de gamins. ndimbal la ci waajur yi nga xamante ne seeni loxo
jotul seeni ginnaaw. parce que xam nga jël njulli yóbbu ko xarafal ko defal ko léppam fayoo si dara loolu da ngay dimbal rek parents yi ngay dimbal rek ndax am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw te gis nga dañuy indi seen doom ñu jongal leen te góor xam nga fa mu jongo moo tax boo amee les moyens yi monsieur le maire jàppale la defal na dañ koy gërëm di ko sant di ko gis-gisam tollu si ne faw ñu koy amal at gune ngir li nga xamante ne moo di Kasak di représenté ci suñu moomeel. importante la lu am importance ci askan bi la et que war nañ koy def plus souvent pour dekkal suñu ay tradition pour dekkal ko et puis pour que ku góor ki nekk waxambaane bi nekk góor daal. yegsi nañ ci dossier samedi bi ñu ngi ko jagleel nag presse satirique muy xeetu tasinu xibaar yoo xamante ni daanaka gisatuñ ko ci Sénégal moonte day ba muy doog a dugg ci réew mi amoon na bayro lool ñu tàmbalee ko ci le politicien ki ko fi sosoon di ndéem si yàlla Mame Less Dia bi mu génne àdduna ak léegi nag ren la toll ci ñaar fukki at ba tax na ñi ko xamoon ñi ngi ko bëgg a delloo ndukkal ci ay xew-xew wante laata loolu nag laaj nañ rek ñi nga xamante ni ñooy acteurs yi nun gisee li tax boobu xeetu tasinu xibaar amatul ci Sénégal kii di Omar Diakité caricature sa leen distribution moo ko waral Jean Meissa Diop jàpp ni rek moyen it ñàkk jumtukaay yooyu bokk na ci li nga xamante daal tax na di ci presse satirique daal di génn fii ci Sénégal ñiy jaay yooyu journal nag jàpp ni ñoom loolu dafa war a ñëwaat fii ci Sénégal ndax daanañ ci gis seen bopp dossier bi Alassane Ba ak Mohamed Dieng ñoo ko signé. daanaka boo seetloo ci kiosque bi amut benn journal satirique bi ngay gis daanaka pour nga gis ko ci marché bi sax problème la. ñoo fi bëreetul wala ñoo fi bëriwul bokk am na journal bi ñuy wax le petit railleur bu Ibou Fall je crois que am na kii bu mel noonu. man gëm naa ne jógee gu fi ndaxte dëkk bi mooy dëkk boo xam ne nit ñi kat bëgg nañ kaf ak ree. presse satirique am jafe-jafe ci jamono ji nag jëm ci kanam li ni mel nag kii di Jean Meissa di ko ñaawlu ana fan nag le problème bi nekk. journal xaalis moo ko yor aussi am loo koy imprimer am looy fay journaliste yi en emploi yi et cetera alors loolu manqué na fi yaakaar naa journaliste yu mën a xam li information parce que satirique information la d'abord mais dañ xibaar la mais dañ koy bindee ci anam yuy reetaanloo alors leneen li manqué mooy dessinateur yu mën a jàpp information xibaar bu dëggu def ko ci dessin bu mu mën a reetaanloo waaw. presse boobu bu fekkee ne doxul c'est surtout si au niveau journal yi maanaam kayit bi moo doxul tellement mais boo ko seetloo au niveau audiovisuel mu ngi dox bu baax. journaliste bi jàpp ne am na ñi nga xamante ni ñi ngi fii mu di ab potentiel de lecteur ñi nga xam ne pare nañu ngir jënd journal bi wante offre bee fi nekkul. les Sénégalais bëgg nañu leen parce que journal satirique dafa yomb jàng même soxlawul sax. nga dem université wala jàng yu xóot yu kawe yooyu. suñu liggéey mooy fexe ba xel yi dellu nit ñi ci nite parce que loolu mooy suñu cër. journaux yooyu su ma sañoon mu ñëwaat bu baax sax. le politicien wala boog Kafar Libéré bokk na ci journaux yi mu jaay moom ci atub 1979 la commencé métier bi bëgg-bëggam nag mooy gisaat ay journaux satiriques ci biir marché bi. Kafar Libéré daa woon na jar bu baax a baax moom ak kii nu mu tuddee ak politicien bi daa woon na jar bu baax a baax boobu moo nekkoon journal bu njëkk parce que moo gënoon dox ak journaux yi sax. août 79 laa commencé jaay ba léegi maa ngi jaay. pas PS yi politicien PS yi ñoom mën a jënd ay journaux. journaux boobu nga waxoon rek moo génn fi tuuti rek. tiraay la waaw. waaw 3 mois la génne par semaine lay génne fii ñu génne xaw ma 2 mois xaw ma 1 mois rek après ñaarte tiraayel bi de kii léegi génnatul.
bëgg-bëgg baa ngi fii wante itam espoir bi gis presse satirique jëm ci kanam association bi ëmb dessinateur yu presse daanaka ci jamono ji ñu ngi ciy liggéey ngir fexe ba journal bi doon journal buy développé fii ci Sénégal. jërëjëf Alassane Ba ci kanam 20h ak Fatimata Ba dinañ ci ànd sax ak sunu invité di rek Pape Samba Kane mu gën a yaatal lu ni mel ci wàllu tàggat yaram it groupe Futur Média ñoom ñoo gagné tournoi presse foot bi maanaam rek jongante bi dajale woon ñëpp ñu yëngatu ci këru tasukaayu xabaar yi ñoom ñoo gagné waa seen news kon ca final ba benn bal ci dara la woon kon ñaareel at a ngi ni ñuy tegale di jël coupe bi ñuy sargal lekk sunu gaa yi nga xamante kon sargal na ni ñoom it fi leen ñama ngeen bokk ci xibaar yi leen sant di leen gërëm kon Fatimata Ba mi ngi nii di ñëw ngir rek yaatal ko ci kàllaamay nasaraan ñu bàyyi la nag programme mu télévision Futur Média jërë ngeen jëf